internet Dakar Buzz TV nuyu nañu leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen nu ñu koy defee saa su ne waaye am mbégte également dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal bu ñu waxee Mouhamadou Lamine Massaly xel dem ci parti démocratique sénégalais digganteem ak Abdoulaye Wade ak yeneen yi nga xam ne jot na fee xew ñu gis nag jóge nañu ci li nga xam ne moom mooy campagne électorale lu jëm ci résultat yi mu xaw a am ay xëccoo bi ñi naan maa gañe ñeneen ne élection yi dañu ko foqati seen loxo gis nañu sax déclaration bi nga xam ne def na ko démb tax nag ñu déplacé wu tey jii ñëw fi nga xam ne moom mooy Thiès ngir seq ak moom waxtaan monsieur Massaly ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu mbokk internet. maa ngi lay fay Ndeye Ngone di la gërëm di la sant sa taxawaay ci réew mi si ni ngay càmbaree di gëstu di informer juste et vrai di remercier groupe Dakar Buzz yëpp en l'occurrence votre directeur général. Amadou dëgg ñu am mbégte tey jàkkaarloo ak yow maa ngi koy wax sànq tey bu ñu waxee Massaly xel dafa dem ci parti libéral muy parti démocratique sénégalaise ñu jékki-jékki nag gis nga duggaat ci langum politique yi ànd ak waa Benno ak bokk gis-gis loolee dinañu si ñëwaat waaye tey bu la doon laaj sa diggante ak Abdoulaye Wade ndax na mu meloon ba tey noonu la mel ndax déggatuñu ngay wax ci moom lan nga ñuy tontu. non sama papa la cër gi ma amoon si moom démb tey soog a ñëw tey la gën a dëgër li may def kay mooy ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér. suñu borom aar ko sàmm ko dëgëral ko daal. waaw loolu daal maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom. digganteem ak doomam muy Karim Wade. non je ne veux même pas le voir en peinture bëgguma ko sax dégg ne me parle même pas de lui. bëggoo ko parce qu'il ne m'intéresse pas. la personne de Karim Wade ne m'intéresse pas. mais nooy bëggee nen te doo bëgg ginaar. waaw mais nee na ki ginaar dafa fekk ginaar gi doxul nu mu war a doxee. problème yi ñu am yëpp c'est Karim Wade. bu ma koy laajtee mooy 138 milliards yi na ko delloo si parce que askanu Sénégal soxla nañ ko. yaakaar nga dina ko delloo si. dana ko delloo ñu ne tey jii élection présidentielle bu ñëwee Karim war naa mën a ñëw Sénégal ndax yaakaar nga ne loolu ak contrainte par corps bi koy xaar. mais loolu mënut la nekk li ko fi xaar xam na ko. problème bu ñu am yëpp moom la. te xam na ne moom suñu àq na ko dal. da ngay xool PDS ña fa nekk ñëpp tey ñan ñoo fa des il faut regarder cela. ña àndoon ak moom dugg prison démb tey soog a ñëw. est-ce que déggati nga leen ñu wax. des jeunes qui se sont sacrifiés pour lui qui se sont battus pour lui engagé wu moom moo leen njëkk a war moom mooy jaxase nit ñi mooy wax fii woo fële woo kii woo lépp moo bu PDS am tey lépp c'est lui c'est Karim du kenn ku dul moom. mais message WhatsApp yi ñuy wax naan mu ngi koy envoyé. par WhatsApp loolu ça ne m'intéresse pas parce que bokkuma fa nekkuma fa. mais la ma xam mooy 138 milliards yi mu jël dana ko gokk indi ko parce que askanu Sénégal soxla nañ ko. te loolu. D'ailleurs, nous sommes en train de nous concerter pour mettre sur pied une commission de restitution non seulement des 138 milliards et de 1 milliard 200 millions yi nga xamante ne condamné nañ ko Khalifa Sall si affaire caisse défense askanu Sénégal soxla nañ ko nit ñi dañ sonn bi ñu nekkee si campagne def porte à porte la ñuy jëlee di taataan si baatu askan bi loolu ku mu dawul sa yaram leneen du la ñor. nan la leen wax lu leen gën a touché yi askan bi. mais dañu sonn mais les gens sont fatigués da ngay dugg sax ñu ne yow la ñu yaakaar ngir soppi doxalinu gox bi. loolu rek ça englobe tout. dëgg la comme nag jël nañu bañ jàpp leen condamné leen. xaalis bi dañ ko soxla dañ ko indi. nañu appliquer contre par corps comme tout le monde ñu indi xaalis bi parce que askanu Sénégal soxla nañ ko. mais Khalifa Sall moom libre na gis nañu ko mi ngi ci langue politique gi ci élection locale yi gis nga ñi mu àndaloon ak yooyu ndax yaakaar nga dinañ ko fayeeku waat. waaw mais lu tax duñ ko fayeeku mais nul n'est au-dessus de la loi. ñëpp même pied d'égalité la ñu war a doon fii si réew mi. dëgg la. ku ma am ndey ku ma amul ndey waru fay am. Barthélémy Dias dañ ko fiy tuumal meurtre dañ ko war a juger wàllum Ndiaga Diouf bi dañ ko war a juger man sama du ma ko nëbb Sonko dafa ñàkkataan ñu ne dafa ñàkkataan xale ruux baaraam dañ ko ma ne tuumaal ak ñàkk tuumaal bu fa demuloon kenn du ko kenn ma ne bu fa demuloon kenn du ko tudd kenn du ko ŋaang dañ koo tudd dañ ko war a atte comme ñëpp ñun à son temps man ñaata yoon lañ ma fi arrêté ñaata yoon lañ ma fi atte ñaata yoon lañ ma fi tëj mais ñun ñoom dañ ñoo gën ñun dañu gën Samuel Sarr ñaata yoon la nga fi tëj ñaata yoon la nga fi àtte Omar Sarr ñaata yoon la nga fi tëj maître Amadou Sall ancien ministre de la Justice ñaata yoon la nga ko tëj. mais est-ce que defuñu woon Abdoulaye à son temps il n'a pas été arrêté et mis en prison. mais ñii ñooy ñan ñoom ñooy ñan. ak lan moo tax ñu ragal leen buñ leen tëjulee nañu ubbi kaso yi prisonniers yëpp ñibbi man la ma wax maa ko wax man nag dañ maa tooñ comme dañ ma tooñ. man sama xeex man danaa xeexal sama bopp. te du ma leen may dara. alors mais Massaly dinaa ko defante ak ñoom ba mu saf-saf. man maa la wax lii mesuré nga parole yi nga parce que bu ñu waxee tey prison xam ne am na ay détenus ñoo xam ne crime moo leen fa yóbbu ñu def ak ñi defagul dara tey bu ñu ubbi woon prison yi sénégalais nu ñuy def. ma ne même pied d'égalité la ñu war a am gënuñu nit ñi
gënuñu Sénégalais yi. gënuñu ni nekk si kaso bi di tëdd. gënuñu leen ñoom dañ ñoo gën ñun ñu arrêté ñu condamné ñu dugal ñu kaso. ñu am njaboot am waa kër am lépp ñoom dañoo gën. la ñoo ñëppale un état doit être fort loolu mooy état un état ne recule pas. est-ce que l'État a reculé. mais sagam reculé wuñu si ñun war ñoo reculé si ñoom war ñu reculé dañ leen war a atte comme tout le monde mënuñu ko daal nañu ubbi kaso yi. bàyyi prisonniers yëpp ñu ñibbi seen kër. mais parce que nag Sénégal gi ñaari justice bi am te duñ ko nangu. nu la est-ce que amul loo jàppal Barthélémy wala loo jàppal Sonko. man campagne bi kenn déggu ma wax ji yow. yéen déglu ngeen ko. kuy ëpp fit Sénégal kenn ëpp moo fit. am nga fit gaaw nga génn pistolet. ma ne loolu daal xaw ma si dara. mais kuy am fit man lay dimbale. mais su ma demee ba sëriñ si wax suñu waajur yi woo ñu wax ak ñun. ma jëfee dégg ndigal di ko jëfee mais man dañ ma tooñ. nan lañ la tooñee. mais tooñ taxaw ne Macky Sall moo ma jox xaalis su ma joxoon xaalis damay taxaw ne jërëjëf président. mais ñoom ñoo ko wax mais kan moo la wax. xam nga Yewwi Askan Wi c'est une coalition de manipulateurs c'est une coalition de manipulateurs et de menteurs. manipuler ba gagné. mais loolu lañ def loolu lañ dugal si bopp nit ñi caytul seeni discours ak seeni wax ak seeni doxalin c'est des stratèges en matière de mensonge des gens qui mentent du lundi matin au dimanche soir. man damay liggéey suma liggéey ku xool suma kër xam ne maag ñoom yemuñu man ba liggéey jotee damaa liggéey ba investir jotee dama investir man su ma mag yi joxoon xaalis damay sant yàlla suñu borom. yàgg nañ ko tuumaal nag nekkat président dimbale na ma may na ma. ba pare sant ko si gërëm ko si man du ma nit kuy laa ko déggoo ma de su ma ko lekkoon damay taxaw gërëm ko sant ko man kenn dundulu ma kenn yoru ma masali ganaar kenn nenu ma. yow xanaa gëmoo li ma la wax. ak yaay wax man kenn li nga wax rek laa mën a. comprendre nga man su ma xanaa kay li gën a metti mooy xanaa kay ma taxaw ne APR laa bokk kan moo si mun dara. kenn du la wax dara. mais dañ ma dul mënal dara bu dee xaste mën naa ko. bu dee wax ju ñaaw la kenn dàq ma ko bu dee saaga la mën naa ko. maa ngi lire si réseaux sociaux yi ñu may saaga mais lépp luñ ma wax lu ñaaw delloon naa ko seen i wajur man la ma wax man je l'assume. lépp luñ ma wax rek saaga ma. delloon naa ko nday seen wajur man li ma wax nag bu leen si dindi dara. man dindi fii de kay ma wax la nag pour ñu déglonte dara lépp luñ ma wax rek delloo naa ndayam seen waajur ñoom. waaw pour ñu déglonte tuuti Massaly ñun amuñu lu ñuy far wala fu ñu dindi ni nga ko waxee noonu lañ koy tegee léegi Sénégalais ñoom ñooy apprécier ñoom moom nday réew mi fii di terroriser nit ñi di saaga nit ñi. waaw ñu calme man j'assume tous mes propos man dañ ma tooñ. waaw léegi ci tooñ bi laa bëgg ñëw non seulement ñëw nañu yàq mais danga may ma laaj danga may voilà ci tooñ bi nga xam ne tooñ nañ la ko ci loolu laa bëggoon ñu parce que ñi ngi naan dañ ma tooñ léegi lan nga mën a wax ne dañ la tooñ luñ la def. waaw mais tooñ bi dara weesul man sondage yi ñu génnee ci Thiès ñëpp xam nañ ne maa doon favori bi. te man tundum maa dem élection. ànduma benn parti politique. defuma coalition defuma dara dama nekk Màkka woo président Pape Diop. ma ne ko man de bëgg naa participer si élection locale yi. dama xamul nag Thiès koo fa teg mu ne ma Marcel yow su ma rakk nga te maa ngi koy gërëm di ko sant si loolu. Pape Diop. mu ne ma. su ma rakk nga te nit ku baax nga. comme soxla nga ko amul problème ma ñëw defar li si 5 jours laa taxaw ne candidat la juróomi fan laa defar sama liste pare maa njëkk a déposé Thiès ba mu daj. joxe sa caution joxe lépp. joxe ma caution bi Pape Diop moo ko fay. parce que partem moo ma ëmbaale yóbbu ma. moo tax ñu bëri may tooñ di yàq der di wax ay jëf ju ñaaw. ñu bëri ne nag président Macky Sall moo la ngemboon jox la xaalis boobu. mais c'est des mensonges amul. fen la ñuy def dañuy ils ne font que mentir à longueur de journée dañuy fen di ma tuumaal dañuy fen ku xool sama kër gii xam ne ñoom leader opposition bi sax ñoom seen baay sax man du ma seen morom yemuñu ma fii man Thiès laa dëkk nit ñi xam nañ ma bu baax la ma fi am xam nañ ko la ma fi mën xam nañ ko man dama nekk pouvoir doon dimbale ay nit moo ma may tey li ma am la preuve ñoom ñëpp maa leen njëkk a déposé sama liste. d'accord léegi bi nga déposé liste bi maa njëkk a matale ay mandataire njëkk a matale lépp loo xamante ne administration mu ngi koy laaj. ba le préfet bu fay nit di ñëw di dafa lu mu leen di wax su ñëpp meloon ne Massaly. ñun duñ sonn parce que dama ko fi liggéey démb tey soog a ñëw. d'accord léegi après ñoom coalition lañ demee. moo tax seen ndam li mu war ñu fi nekk sax du yuuxu di ay 30 parti lañ demee 40 parti ak 20 parti. mais Massaly ndam moom ndam la rek nag. moo xam da ngay jullootu moo xam da ngay kii waaye ndam la parce que ñu xool ni ñu ko amee wala. ndam boo xam ne élection yi dañ ko continuer di voter ba ay minutes. ba ay 22 heures ay 23 heures sans l'approbation du préfet. su fekkoon ne préfet signé ne bind na ñu taf ko si école yi ñu mën a xam mais amul y'en a pas ñenn ñu naan ay président jury lañ ñana lañ gelluwaale gi c'est des enseignants dañuy jàngale dañoo far man lu may wax nëbb ma ko. j'assume mes propos. d'accord dañu far. mais dara gënul metti ma campagne sama campagne kenn dégguma ma waxoo yu ñaaw. à 48 heures
nit ñi di concentré ñu def seen réseaux sociaux yi seen affaire yooyu ñu def. comme lan naan di ma jéem a diaboliser naan Macky Sall la ko jox xaalis bi bu leen ko votel mais loolu démb laa ko yëg mais gis nga boo ko yëgoon ci campagne bi. leneen la ñuy wax kon nooy def. wallahi wal azim lay la ñoo xam nañ ma bu baax. xam nañ ma. non boo ko yëgoon lan ngay def. ñoom xam nañ ma xamante nañu. xam naa leen bu baax. mais ñun xamuñu la internet di peut-être que xamuñu la. ma ne ñoom xam nañ ma xam naa leen lu tax ñu bàyyi ba au dernier moment génne loolu ci presse bi. te man yëguma ko. ñoom xam nañu lan moo tax ñu def loolu. mais man je ne suis pas une personne qui se laisse faire du ma genre nit ñooñu. comme laal nañu laalaake nag danaa si dem ak ñoom ba mu jeex tàkk je vais mettre une commission. danañ leen atte par force si nii wala si ne. wala ñu ubbi prisonniers yi ñu dem ñibbi seen kër. mais kan mooy ubbi prisonniers yi nag ci loolu bëggoon naa nga andi ci leeral. la ma lay wax du dañ la ma wax j'assume mes propos. te fañ ma wooy danaa ko fa wax. ñëpp lañ liy atte Sonko dafa ñàkkataan ñu ne dafa ñàkkataan. dañ koy accuser yàkkataan ruux baaraam danañ ko atte par force. dañ ko atte comme tous les Sénégalais. Barthélémy Dias dañ ko tuumaal meurtre rey. waaw mais danañ ko atte par force. Massaly si nii. ñu dégloonte dossier Barthélémy mi ngi ci yoon. ma ne danañ ko atte de danañ ko atte si nii ma wax la. danañ ko atte si nii mentionné parce que ñëpp même pied d'égal ñun mënuñu fi nekk ñun ñu arrêté ñu man 3 fois dugg naa ko prison. ñu arrêté ma dossier gendarmerie ba waaye ma ne. dossier gendarmerie dañ ma arrêté. dossier Aminata Tall bi ñu arrêté ma. affaire yu incendie volontaire bi fii à Thiès involontaire bi à Thiès dañ ma arrêté mettre ma en prison. ñoom dañ ñu gën ñun. lan lañ ñu gënee ñun. ñun dañ ñu gën. mel ni comme ñaari type sénégalais moo fi nekk. buñ leen attewul nañu génnee ñi nekk ci kaso yi baleen xam na ñoom ak ñoom ñoo yem. d'accord ma ne Barthélémy Dias ci mois de mars bi la war a dem wuy ji kon ça veut dire que ne dossier am ba tey mi ngi en cours ndax bi ñu ko woowee woon ci élection yi dañu gis ne dafa nekkoon dañ koy xoqatal ndax li mu bëggoon maire bu Dakar mu ne leen suy dem wuy ji dafay répondre en tant que maire te tey loolu am na. déggoo ma de. dégg naa la kay. danañu wuy de toute façon danañu wuy. te par force danañu wuy te dañ leen condamné. dañ leen di condamné mais dañoo def. mais fan nga teg dañ leen di condamné parce que nekkoo juge tam pour mën a xam ne moo taxaw tiré na maa rey moo ko wax. dem leen xooli si hôpital yi. mais les faits sont là. les faits sont là. et les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes du lu ñu créé du lu ñu sosal nit du lu ñu inventé. dafa doon lu ne am lu dafa doon lu ne. doon li am moom moo wax. il n'a qu'à assumer ses propos. et vous pensez que fii dañu am lu ñu ragal. fii ragal amu fi. loolu dafay jeex. d'accord 2 poids 2 mesures dootul amati fii si réew mi. un état doit être fort taxaw. tu ne peux pas avoir la police la gendarmerie et l'armée di reculer pourquoi. pour quelle raison. mais Massaly nekk nga koo xam ne sénégalais ñoo la bëgg du man maa ko wax mais loo xam dañ ko constaté la nga nekk homme politique boo xam ne kenn dootu la présenté ci Sénégal am nga ñu la bëgg am nga ay soppe est-ce que tey discours bi nga xam ne yaa ngi koy wax du tax nit ñi xaw la ŋàññi wala yooyu. ay buñ ma ŋàññee leen rek man door saaga de ay saaga di xool ay affaire loolu moo fi jeex man ku ma saaga sa ndey man li ma nëbb ma ko je ne la cache pas ku ma saaga sa ndey. ak foo munti doon nag. ak boor boo munti féete. ay toog di noppeek yooyu loolu laay arrêté. loolu moo fi jeex na fi c'est fini. looloo fi jeex. parce que xam naa ñu ma ko sekkal yan façon nit nañu. d'accord man dañ ma tooñ. man dama toog jàpp sama campagne def sama affaire kenn dégguma ma ŋàññi nit te lu ma mënoon wax ak a bëri. la ma mënoon jébaane nit ak a bëri. wax ju bon ju ma mënoon ak a bëri mais defuma ko. samay waajur ñaan ma nangul leen ko sëriñ si wax ma nangul leen ko. man ñu may tooñ man. kon da nga bokkoon ci charte de non violence yi parce que gis nañu ne këru diine yu bari dañu waxoon ne ñu bàyyi fitna yi maanaam signé charte de non violence bi ci loolu da nga ci àndoon. mais est-ce que da ngeen ma dégg man ma wax jooju. déedéet dégguñu ko benn yoon dégguñu ko. te pourtant y avait toute la presse à côté de moi. kenn déggul ma wax ju ñaaw. kenn déggul ma yëkkati kàddu gu ñaaw. lépp lu ma wax rek mooy di rassembler. l'union des cœurs. mais man ñu may tooñ. tooñ ma pour lan fan lañ ko teg. fan lañ ko teg si koo xam ne deful dara. mais am na loo xam ne du ma ko nangu je ne l'accepte pas. comme dañ ma tooñ nag. naa dem ak ñoom si combat bi. ñu xool kan mooy gagné. golo yi nekk fii di monter ay fausses informations du ma leen tontu mais seen bàyyi laay saaga seen ndey seen bàyyi si boppam. laay saaga seen ndey mais pas ñoom. ñan ñooy seen bàyyi. ma ne ñi jiite seen coalition bi. ñoom laay waxal mais pas ñoom. ñoom du ma leen tontu parce que xam nañ ma xam naa leen. tey ñemewuñ ma xam nañ ma bu baax a baax. c'est des gens qui me connaissent très bien. mais du ma leen laal ñoom du ma leen tontu mais seen bàyyi laay waxal man. d'accord mais Massaly ndax xeex bi na yoon parce que nee nga pareto pour bàyyi tey Barthélémy Dias mi ngi contrôler moo nekk maire Dakar di naan ku yore Dakar yow yaay contrôler Dakar ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor te ñu ne moom la ñuy def candidat ci élection 2024 ndax yaakaar nga tey ñi nga songal xeex bi mën nga ko gérer. nañu dem man daal de toute façon tooñ nañ ma man xeexaluma kenn mais sama bopp man incha allah rabi dinaa ko xeexal ci kàttanu yàlla suñu borom. te lañ ma def nii si campagne bi ça va lay coûter très cher ñoom xam nañu man xam naa leen bu baax. xamante ngeen parce que ñoo doon toog autour d'une même table réunion opposition yi ñoom xam nañ ma
c'est que je suis capable xam nañ ko bu baax a baax. te damaa seetatul dara léegi et je ferai face à eux su nekkee yàlla suñu borom. élection locale yi déggoon nañu Talla Sylla di wax waa réew mi li benn xaalis boo xam ne dañu ko lu mbuut muy 200 millions ba ngay wax ne waa réew mi nañu tontu ci loolu est-ce que loolu tam am nañ ci résultat. non 1 milliard 300 millions 1 milliard 300 voilà. waaw mais loolu Talla moo ko wax. moo ko wax man la ma wax lu leer la Talla wax nañ si tontu balaa ñuy taataat baatu askan bi. man la ma waxoon démb fa laa taxawaat. te tôt ou tard il répondra Yankhoba Diattara da répondre si 1 milliard 300 millions yooyu yu Talla Sylla laay wax. waaw. noo gisee defetu Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu du defet sax ndax nañ ne tey jii bu fekkoon élection présidentielle la ñoom ñooy dem premier tour naka nga gisee. victoire bi nga xam ne tey Yewwi moo ko am. soxna si. sérieusement bokkuma Benno. loolu dama nga laaj leen ko ñoom. mais ce point de vue parce que politicien nga. tey yaa ngi évaluer tey li nga xam ne moom mooy résultat yi. ma ne quel que soit sama point de vue man la ma intéressé man moom laay wax ak yow. mais new ma fa du ma seen géwél te du ma leen waxal. ñoom am nañu ay répondants nañ leen tontul. victoire wu Yewwi Askan Wi noo ko gisee. déggoo li ma la wax élection yi Thiès dafa jaarul yoon. donc mënu ma ko tuddee victoire dafa jaarul yoon ñoom xam nañu ne élection yi jaarutu yoon. attaqué nañ décision bi cour d'appel. mais on verra. c'est que cela va donner avec des preuves tangibles. cour d'appel bu fekkee ne dafa wax la mu waxoon nag nooy doxalee. gawuma dina ko wax parce que constaté nañ ko ak ay huissier et tout ba déposer recours bi. ñu ngi xaar recours bi génn. d'accord on verra ndax Thiès dañuy toog di nekk ay genre bàyyi ma nit ñi di continuer di voter ba ay minuit sans l'approbation du préfet. on verra ndax loolu fii day continuer di am. te la ma waxoon démb laay dëggal tey élection fii Thiès yenn enseignants yi dootuñu fi nekkati président au jury. man maa wax lii man Massaly. mais dañ ko dul nangu parce que dañoo far ba wane ko. man je ne suis pas convaincu à ce que des gens qui ont eu des problèmes avec l'État du Sénégal taxaw ñu leen di jël leen def ay président du jury fan lañ ko teg dañuy far jeng ba nit ñi gis ko. d'accord au vu au sein de tout le monde. man c'est que la ma jiitu woon sama kàddu samay waajur ak chef religieux yi moo tax. moo tax yëngaloo defoo dara moo la def ma dara. booy dañ taxaw carrément ne dañuy toj bureau de vote yi man leen ne le faites pas. nañ dugg ñu dem mais man intérieurement je vais mal. ñoom sax dañu jaaxle ne ma Massaly mosoo am taxawaay bii nga am tey. mais sama kàddu jiitu na ma te am na loo xam ne may naa ko suma yaay te bugguma ko récupérer waat. dëgg la moo waral loolu. ak sëriñ si. mais ce point de vue par rapport ak Sénégal yaa ngi koy wax léegi fi ngeen campagne ñëpp dañu leen wax ne dañoo sonn waaye itam ci Sénégal gis nañu ne commencé nañu sonn lu jëm ci yokk denrées de première nécessité yi lu mel ni ceeb dëwlin nag yu ni mel askan wi ñëpp ñu ngi koy jooy loolu it foog naa ne am nga ci xalaat. xam nga soxna si. dëgg dafa neexut. mais am na si yenn nit ñoo xam ne dañu gorewut. mënuma gëm nga ànd ak ay nit loo yor jox leen loo yore dimbali leen. boo waree falu ñu xañ la ko jox ko ku tekkiwul dara démb ak tey man yenn yi xaw ma iñaan la xaw ma soxor la man xaw ma ban façon xeetu doomu aadama la man sérieusement je ne comprends pas l'esprit de certains Sénégalais. man je ne comprends pas dama comprendrewul man. waaye nag réew mi dox da ngay d'accord ne réew day dox da ngay d'accord ne day dox. réew mi ngi dox wala. mais affaire augmentation coût denrée yi mais du Sénégal rek il faut le voir à travers le monde xam nga man je veux pas être une opposition nihiliste. man je ne suis pas un naafeq man du ma naafeq dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. dëgg la ak Covid bi feebar bi fu ñu jógee surtout yi am. mbir mi di répercuter sur le plan international même puissance yu ñu gën a ëpp xaalis ñoom seen i mbir daa yokk. léegi ñoom ñooy yokk ñun ñu wàññi loolu fa lañ ko teg. donc c'est tout à fait normal moom augmentation. soxna si c'est très normal li xew si réew mi gis nga ko waxuma sax Sénégal mais adduna bi lu fi xew gis nga ko. gis nga ko vous l'avez vu. mais dëgg bu jotee wax ko. d'accord dëgg googu soo ko waxee du la teree nekk fi nga nekk man noonu laa mel. parce que du caaga ne bokk. waaw ñu bari ñu ngi naan waxatu dëgg nga. waaw mais raison pour laquelle man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi du caaga ne nekkuma si Macky Sall rek dama ko war a xas dama war a wax ju ñaaw dama war a attaquer régime ça je ne le ferai jamais de ma vie du ma gis lu weex naan lu ñuul la. man loolu du ma ko def. mais teewul nag su ma waree wax dëgg dinaa wax dëgg. loolu la ma ñëpp xamee. d'accord te bugguma fi wax tey dara ëllëg. ñu vaar la. non ñu may xeeb du ma ko def je ne le ferai pas. man kenn mënu ma vaar parce que la ma wax démb ak tay di jël man j'ai toujours été un homme qui assume man j'ai toujours assumé mes propos. man je suis un homme qui assume du ma nit kuy nëbb ay wax wala di làqatu du ma genre doomu aadama yooyu. d'accord loolu bokkul suma xeet. man la ma gëm laa gëm la ma gëmul gëw ma ko.
ce point de vue par rapport ak coow li am fan yi muy criminalisation homosexuelle gis nañu ne président recevoir na ñenn ci ay imam ak yooyu ñu bari nag ñu ngi koy ŋaañi ne ñamu soxla rek de recevoir waaye ñi nga xam ne ay imam dëgg lañu ñooñu woowu leen ndax yow d'accord nga ñu criminaliser li nga xam ne moom mooy wàllum homosexualité fii ci Sénégal. ñan ñooy imam yi ñan nga woowee imam. ñi nekk imam bari na am na ñu mu recevoir. soxna si man daal xam naa ne jullit la Mouhamed Lamine Massaly laa tudd. et je m'en glorifie. yaa may dégg. maa ngi lay dégg. jeex na tàkk falaayam. amul leen loo ciy wax. la laa si wax. sa point de vue parce que ñu bari xam nga dañ koy ragal a wax. lu tax ñoom waxuñu ko boobu ba léegi ñu bàyyi ba élection yi jub ñu koy wax. man du mën naa fekk. da nga yaakaar ne am na lu ci lalu. waaye ñan ñoo engendré loolu ñi koy wax fan lañu far. fan lañu far xam nga yéen aussi ay journalistes ngeen. ñi ko wax fan lañu far ak fan lañu bokk. ak fu ñu munti fa tam wax nañ ko rek. c'est essentiel mais lu tax ñu xaar ba élection yi jot ñu koy wax. jamono yëpp lu wax waxuñu ko woon bi fii président américain bi di ñëw fii pour ñu signé ko la moo tax waxuñu si. pourquoi ñu bàyyi ba élection yi dugg ñu koy wax man du mën naa fekk de dëgg fu ma fekk fa la may fekk ñan ñoo ëmb loolu. ña koy wax ñan lañu ak fan lañu far dékkati ko leen ko ak ñan ñooy dugg di wax si réseaux sociaux yeeg yoon fan lañ far ban parti lañ bokk. ak ban coalition lañ bokk mais ku nekk ak parti bi nga bokk am na ñu nekk ci opposition bi ban coalition lañ bokk. du question de coalition même Sénégal lambda yi nga xam ne ay citoyens lañu bokkuñu ci benn parti bokkuñu ci opposition bokkuñu ci coalition ñoom it ñi ngi xeex. ñi ngi xeex loolu il faut arrêter la majeure partie des gens qui défendent cette loi. fi ñu far ñëpp xam nañ ko. fan lañu far mais ñu ngi yeewee askan bi lañ bokk gelwaal gi yëpp fa lañ bokk. bu ngeen ko ragalee man je le dis. déet ñu moom amuñu lu ñuy ragal ndax yeewee askan bi fayuñu mais la moo tax ñoom ñu xaar ba élection yi pare ba élection yi taxaw ñu koy wax. pourquoi ñu koy wax man de xam naa ne góor laa man du ma góor jigéen man si am te ñi ma xam ñëpp xam nañu man góor laa guerrier laa. fa laa yem. d'accord kon loolu leer na. nu ñu koy waxee ñi ko seetaan ñi ngi koy déglu coowal passeport diplomatique bi dégguñu la benn yoon nga àddu ci. soxna si lu ma si wax bàyyi di ma dugal. dugalu ma la kat sénégalais nga. yaa déglu ma nekk homme politique nekk acteur politique. soxna si déglu ma lu nekk ci Sénégal bu ñëwee am sa wàll ni élection yi ni nga ci amee sa wàll yeneen jafe-jafe noonu nga ci amee wàll. xam nga lan la ñu war a wax. mbirum viol bi. ñi yóbbu suñu 138 milliards ñi yóbbu suñuy suñuy caisse d'avance ak ñi rey nit toog. taxaw ne rey naa nit. loolu mooy problème bi ay affaire passeport diplomatique man pour man lii c'est un faux débat. ña ko def jàpp nañ leen ñu ngi en instruction. yaakaar nga dina mujj fenn dossier bi. mais bu dul mujj fenn ñoom ils ne sont jamais en prison. ils ont été arrêtés et mis en prison. le valable si ñoom ñooñu ñu jàpp. war naa valable si ñii. nga xam ne dañoo def. mais ñu bàyyi nit ñi ne dañoo def ñu bàyyi dañ ne du samay kàddu nag ñu bàyyi dañ ne da nga ñàkk ba pare nar a ñànki. kan moo ñàkk ñànki. loolu la ñu wax ci yow de ni nga attaqué ëpp waaye yeewi askan wi. soxna si man la ma wax dafa leer ñoom bu ñu ma laal woon du ma leen tudd. sama yoon du nekk seen i mbir parce que man j'ai d'autres choses à fouetter que di m'attarder sur des futilités. ñàkk yanki man mun naa ne élection yi locales yi Thiès Ouest maa ko gagné. ñoom xam nañ loolu. le temps ñu def campagne de dénigrement contre ma personne. xam nañ bu baax man fii laa dëkk. 1 mois laa déclaré ma candidature. 1 mois et 20 jours laa battre campagne 10 jours yi màkk la ma fekk. ma ñibbi si ñëw. ñu ragal ma. la tax début campagne ba léegi attaqué wuñu ma pourquoi ñu xaar ba dernière heure yi. génne de fausses informations sur ma personne parce que xam nañu man je suis capable ñoom xam nañ ko bu baax. ndax loolu bokk ci politique. ma ne. booy politique da ngay politique dëgg mais pas di fen di sos di tuumal ay gor. di yàq seen i der. ndax lan affaire mairie. man je dépense plus que salaire mairie par jour ñi ma dëkkal Thiès xam nañ ko bu baax. mais le fait que ñu discréditer ma yàq suma der loolu moo ma metti te danaa ko defante ak ñoom ba mu saf sàpp ñoom xam nañ loolu. te maa ngi seen kaw. wallahi wala azim maa ngi seen kaw. d'accord Sonko dinañ ko àtte si nii. wala si naa. buñ ko àttewul Barthélémy dañ ko àtte si nii. maa si naa. buñ ko àttewul Khalifa Sall dina fay caisse d'avance si nii. wala si naa. bu ko Karim fayulee Wade dina goqi 138 milliards yi si nii. wala si naa man maa la ko wax. bu fekkee ne c'est le contraire de. ma ne je suis en train de mettre sur pied une commission de restitution. des 138 milliards. commission bi ñan ak ñan ñoo fay nekk. di ngeen ko xam suupa di ngeen ko gisal seen bopp. te sax yéen seen bopp dina leen yëpp. suupa di ngeen gis lancement bi si kàttanu yàlla suñu borom. dañu leen atte par force. d'accord parce que 2 poids 2 mesures du am fii si réew mi loolu dafay jeex. dañ leen accuser dañuy dem ñu atte leen par force man maa la ko wax. d'accord te loolu day am day am. mais Massaly ñu gis ne ku la wax ne président def na la lii nga bind ko citation direct ñaata dossier nga am tribunal ci li nga xam ne ay tuuma la pourquoi yow doo baale. léegi parce que du ma tooñ
xam nga liñ ma yàgg a tuumaal yëpp ne Macky jox na ma nangam moo jëndee oto bees ñu ne Macky la jox oto bees. wax nañu sax président moo la may oto bi ngay dawal. comprendre nga oto bii ma yor nii Dubaï laa ko jëndee bi ma campagne nii Dubaï laa ko jëndee kayit yëpp booy génn léegi dinaa la ko woon. lépp Dubaï laa ko jëndee. maa ngi soo paree jël ma oto bi. comprendre lii yëpp je l'ai acheté à Dubaï dinaa la ko woon wan la kayit yi di nga si gis bindu Dubaï gi yëpp maa dem ba foofu jënd ko. te bi may dem sumay xarit laa àndaloon. te ña ma àndaloon ñu ngi fi. ñoom laa àndal jënd oto bi Dubaï. indi ko mu ñëw. ñama tuumaloon anañu saa bu ñu demee tribunal ma daan leen parce que samay preuve laay génnee woon ko. léegi sos nañoo sos ba xamatuñ lu ñuy sos ñu naan dañuy taxaw pour yàq suma campagne. mais billaay dinañ xam ne laal lañ laake danañ xam ne Massaly bu dem bi tey la gën a taxaw te dinaa jàkkaarloo ñoom xam nañ sax xam nañ ne man je suis pas un homme qui se laisse faire. ñoom xam nañ ko. te ba ma taxawal sama commission beeg jàmm. da ngeen si gis ay nit ñu doy waar. d'accord te dinañ leen àtte par force man maa la ko wax. alors ëllëgu politique gu Massaly lan la nar a doon. je suis en train de me concerter avec des amis pour mettre sur pied un parti politique. sa parti bopp waaw sama parti bopp. parce que moom laa nekk di waxtaan ak samay nit ñu ngi commencé di échanger depuis campagne bi sax avant campagne bi lañ dooroon démb on a même fait des appels en Zoom. waa diaspora bi et autres. donc waaw ñu ngi nekk mais sous peu dinañ leen convier à ça. da ngay pare pour dem élection présidentielle. xamaguma. mais yaa ngi ci tànk yi loolu mu ngi suñu kanam si kàttanu yàlla suñu borom. am nañu nag ku ñu wax ne am na kilifa gu mag goo xam ne mi ngi dox sa diggante ak président Macky Sall ndax yaa ko tere nelaw. tere nelaw comment. bëgg na nga ñëw ci wetam. Macky bu dul dara c'est mon grand frère. loolu on a disconvient pas ñëpp xam nañu sa diggante ak moom mais leer la xam nga boobu ba tey yaa ngi wax ci digg bi léegi waxal ci loolu. ñoo bokkoon le parti démocratique sénégalais. bu loolu amee de kon yaa ma ko wax. su loolu amee. sérieusement yaa ma ko wax. boobu la déggante wu leen téléphone. déggoo ma de xaw ma ban kilifa la nag. waaye kilifa googu na jàpp ne. bu ma ko yóbbul si Macky Sall du moom moo ma yóbbu man si Macky Sall. non médiation lay dox. waaye mënut a dox médiation. Macky Sall il me connaît très bien. gisante ngeen durant ci mandat bi seeti nga ko. musuma ko gis benn yoon laa gis Macky Sall te Makka laa daje ak moom weeru koor gi. Makka pour wala rek dañ may tuumaal lu ne ñu ma koy waxal. Makka laa tasante ak Macky Sall. Médine à 2h et quelques du matin ñu julli ba pare naafile. muy génn may génn ñu daje. kese. wallahi walazim mu nuyu ma nuyu ko mu tooñ ma. nu mu la wax ma tooñ ko. nu mu la wax neewu la booy gaawal nga ñëw biir bi affaire yooyu. non damay tooñ ne ma booy ma sa biir ma ne ko non yaay sama mag. xam nga loolu la ma wax mu reetaan après si la reetaan mu dem hôtel ma dem sama hôtel. d'accord point barre. pour vous dire la méchanceté le degré d'inculte de ces gens là ñoo xam ne seen jëmm dañ koo construire si ay fen ay sos. ay yàq doomu aadama pour lan. man du ma nit ku ñu yàq de. fii laa leen koy waxee du ma nit ku ñu yàq et je ne suis pas un homme qui se laisse faire je suis jeune comme vous et je ferai face à vous yéen xam ngeen baax li ma leen wax. te xam ngeen ne danaa xeex ak yéen. wallaahi wala je vais me battre avec vous man maa leen ko wax. d'accord Massaly àdduna gudd na tànk te dañuy wax ne politique lu ne mën na ci xew tey est-ce que mënuñu xaar nga dem parti politique nga yore nga dem ba bokk ak Yewwi Askan Wi ngeen def coalition ndax loolu mën nañ ko xaar. soxna si man su may àndal un libéral laay àndal man je suis pas un socialiste. Je suis pour la recomposition de la famille libérale. Moi, je suis libéral. Je le dis et je le crie haut et fort. Je ne suis pas un socialiste. Du me trotskiste. Je suis démocrate. Continuez. ma continuer Massaly ñu gis ne nag wàllum troisième mandat moom ba tey ñu ngi koy coow ci Sénégal président bu ñu ko waxee def naa nii oui ni non wala moment bi jotagul ngir rek mu daal di ci wax ndax yow ci sa xalaat en tant que expérience politique bi nga xam ne jot nga ko am président am na sañ-sañu def troisième mandat même bu fekkee constitution may na ko. après élection législative yi laay tontu si question boobu. loo ci waxagum léegi. dama si waxagum léegi. ci élection législative yooyu laa bëggoon dugg ak yow. parce que man je ne parle jamais pour parler. man du ma waxantu. te lépp lu may wax ay preuve laay teg te kenn du ko dindi. d'accord te bés dana ñëw affaire du troisième mandat bi man Massaly danaa ko wax. avec non seulement des révélations et des preuves tangibles yoo xam ne nit du ko mën a teg. bu boobaa yaa da nga ko waxee ci Dakar Buzz ndax yaakaar bëri nga fay soppe bu baax a baax lu jëm ci élection législative yi da nga cay participer déet. incha allah rabbi. di nga dem ci élection moo waral législative may accélérer ñuy accélérer suñu parti politique. d'accord dama si dem si kàttanu yàlla suñu borom. alors lu mu am jël. loo am jël d'accord ñu ngi lay ñaanal nga am ci ndam bu baax a baax lan ngay wax Sénégalais yi nga xam ne ñu lay seetaan. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm
musal leen te muccal leen xam naa réaction bi ma ñëw tey jaaxal na ñu bëri parce que dama doon tempérer di wàññi lu bëri waaye nag am na loo xam ne bu ñu laalee sa dignité mu loolu du taxaw te taxawaay boobu laa fas yéene taxawee incha allah rabi jàkkaarloo ak ñoom parce que am na loo xam ne dafa ëpp te mu ngi ëpp ñii nekk nag si réseau yi di saaga nañ saaga waaye jàppale ne lépp lu ngeen ma bindal lu bon rek delloo naa ko seen i wayjur loolu daal moom laa am li may wax. ñu bàyyi la nga lancer message équipe nationale suba la ñuy football. waaw yàlla nañu dama leen di ñaanal ñu am ndam di leen souhaiter bonne chance parce que coupe bi nag wax dëgg yàlla nag la ñu warloo ak yéen ñëpp def nañ ko. ngir yàlla am leen jom ngeen indil ñu coupe bi ngir ay wëru suul yi dañ leen ko ñaan. ñaan nañ leen ko ngir yàlla. ngeen am jom indil ñu coupe bi. waaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm fa nga ne. amiin yàlla may leen ndam ba ngeen ñëw indil ñu coupe bi si kàttanam ak yërmandeem allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. sant nañ la gërëm bu baax internet yi nga xam ne ñoo doon seetaan suñu waxtaan ak Mouhamadou Lamine Massaly ci li nga xam ne rek mooy actualité ci dëkk bi waaye itam actualité yi ñeel élection locale yi lu jëmit ci li nga xam ne moom mooy recours bi bu ñu ci àddoo rek incha allah dinañ leen ko andil fii ci Dakar Buzz TV ñu sant nañ leen bu baax gërëm leen di gërëm bu baax Malick Ba ci caméra bi Pape Diop ci ànd bi di leen sant di leen gërëm beneen yoon ak beneen invité.